nag ne fan yi ñu génn ci dëkk bi ñuy wax Afrique du Sud ak Botswana ay côté weer bi ñu génn bi mu amee le 24 novembre bi weeroo amee ñaar fukki fan ak ñeent gis nañ beneen variant mooy ni virus bi delta jógewu fi noonu de ci àddina bi mais dañu jékki-jékki rek beneen variant bu ñuy wax omicron daal di feeñ bi mu feeñee nag altine bi passé bu ngeen ñëwoon dafay mel ni altine bi passé la omicron génn Sénégal parce que presque suñu réunion yëpp dañ ko ci tegoon parce que ñun dañuy suivre à travers tout le monde entier li nga xam ne moo xew ci yeneen dëkk yi à travers l'Organisation mondiale de la santé ba tax na bi ñu nee omicron am na ñu ne am na lu duggati gis nañ ko gisuñu ko ci laboratoire yi nañu fagaru bi nag mooy ne dañuy wax ne nañu renforcer système de surveillance ba nga xamante ne sax ñu ngi doon def ay notes yoo xamante ne pour dugg Sénégal di nga wane sa passe sanitaire naa si dellu si mooy wane ne nit ki ñàkku na waxuma rek benn ñàkk de bu nekkee Johnson & Johnson benn ñàkk la mais bu nee Sinopharm bu dee Pfizer bu dee AstraZeneca tant que ñaari ñàkk yi matul ñaari doses yi lu ñu defal passe sanitaire wala si laa itam nga indi lu ñuy wax test RT-PCR nga xam ne laboratoire yi ñoom ñoo koy saytu wane ne yow mi amoo doomu jàngoro yi ñetti fan balaa ngay dugg Sénégal ba jëm juróomi fan. loolu nag mooy faral di wax ne maa ngi sant bu baax sama dëkk parce que dañ nekk ci espace bi ñuy wax espace UEMOA espace CEDEAO nga xam ne lépp loo xamante ne tënk nañ ko fa suñu ay njiit dañuy wax nañu ne na ngeen fexe ba tegu ci yoon boobu noonu Sénégal ñu ngi ciy tegu booy dugg si. soit di nga am passe sanitaire wala si laa di nga am laboratoire jox la RT-PCR loolu mooy dégg nga gis ñu naan ay voyageurs sortants ay voyageurs entrants mais gis nañu nag diggante àjjuma ak léegi suñ laboratoire yi nga xamante ne dañu nekk li ñuy wax pilier mooy dañu am solo trop ci dispositif bi nga xam ne teg nañ ko pour xeex maanaam jumtukaay yi ñu am pour xeex mbas mi ak yeneen feebar yépp parce que maa ngi lay wax ne tey dañoo demoon ci centre Sénégal ñu gis ne dañu doon wëri li ñuy wax fièvre de la vallée du Rift bañ fa demee fekk nañ fi yeneen jàngoro yoo xam ne fekk nañ la commencé infirmier chef de poste sage-femme médecin pharmacien dentiste ñëpp daan nañ ko loolu moo am solo ci dëkk mënoo ne feebar du dugg si mais balaa muy dugg si nañ ko aar mais bu fexee ba dugg si nag parce que nit ñi ñëpp kenn mënu leen a tënk seen ay bagages du ngeen génn fexe nañu ba nga xamante ne feebar yooyu maîtriser nañ ko li ñuy wax contrôler nañ ko gis ngeen fan ñu génn xalaat nañ ne 2022 su si yàlla àndee am na noo xam ne bu ñu ko defulee ngas dina dellusiwaat Sénégal moo tax bañ ko étudier gis ngeen ne def nañ campagne bii ñu génn rek ñaari semaine gis ngeen ne également jàpp nañ ne polio bi dugg si na parce que sous région bi tamit dafa am polio man damay xëy dem Gambie ñibbisi sama moromu Gambien jóge Mali ñëw mënuñu tere nit ñi ñu dem ak ñu dikk su si yàlla àndee bëgguñu ko parce que nit ñuy dem ak dikk moom mooy taxawal koomu Sénégal te tooguñu fi pour taxawal koomu Sénégal parce que suñu taxawalee koomu Sénégal même santé ak buñ ci mënutoon dootul demati donc variant boobu Omicron depuis àjjuma la ko IRSF gis IRSF nag ku xam professeur Souleymane Mboup ci xarañam ak ci ni nga xamante ne liggéey na ci yeneen doomu jàngoro comme li ñuy wax affaire sida moom moo ko njëkk a gis mais fee ca IRSF bu nekk Ngor parce que bi ñu demee ba nga xamante ne nañ kuy dem wala ngay ñëw Sénégal foog nga def benn test ci laboratoire Sénégal waxul ñëpp nañ ubbeeku parce que ma waxaat leen lenn virus du foyukaay ñëpp ne nañ guerre yi gën a ngand ci àddina bi mu ngi nar a jóge ci virus dañuy jàpp ni ñun sax des fois bëgguñu ko di natt mais dafay mel ni bombe atomique ñemewuñu ko ñun ñemewuñu virus ñu xam ni virus ni mu demee ñemewuñu ko ñu gis ne moom gis na ko tey boo demee ci laboratoire mi nga dem ci laboratoire Institut Pasteur ñëpp ñuy liggéey ci virus boo leen gisee da ngay yaakaar ñu ngi jëm ca weer wa dañuy fagaru parce que dañuy bañ virus bi échappé moo tax dañu agréé ay laboratoire moom ba ñu ko agréé pour gën a yombalal nit ñi nee nañu ubbi na Ngor cas boobu ngay gis Ngor lañ ko gisee Institut Pasteur bañ ko agréé yàgg nañ leen agréé ñoom par l'OMS mais fii nii dañ leen wax ne également continuer di ñu gunge dañu gis ne ubbi nañ ñoom tamit au niveau de Foire terewul laboratoire centre bi bu Thiès mu nga fa HMO mu nga fa hôpital principal Dalal Jàmm bëri nag foo xam ne ubbi nañ ko parce que nag suñu solo ñun mooy solo askan wi mooy fexe ba structure yi jege population bi donc gis nañ Omicron foofu bi ñu xëyee tamit samedi Institut Pasteur gis na ñaar fi ñu toll nii ci Sénégal bien que depuis le 26 juillet
ci weeru juillet ba léegi cas yaa ngi wàcc gis ngeen toog nañ fi sax ay temps ñu kontaan lool am ay 0 cas mais kontaan bi moom du tax sax ñu nelaw ba yandoor parce que dañu jàpp ne 0 cas boobu mun nga xëy am fukki cas parce que épidémie jàngoro bi ni muy wàllaatee moo demee noonu donc ma gàttal wax ne Omicron bañ ko gisee ba léegi OMS ak ñëpp ñu koy gunge nee nañ Omicron garaawagul dama ne conjugaison la garaawagul ndaxte gisaguñu mu joxe ay cas grave waaye nag am na fu ñu wax ci ay document ne c'est parce que ci ñu ko gën a gis ay xale lañ te taxaw naa fi wax ne xale yàlla daf ko may un système immunitaire mooy soldats yi nekk ci biir yaramam dañu mën a xeex ak doomu jàngoro dañu wax noonu ce sont donc des cibles très robustes mais Omicron gis nañ ne dafa mën a law mën a wàllaate donc boo defee li mathématicien di wax def translation mooy ne garaawul ndaxte gisuñu mu def cas grave gisuñu mu rey waaye gravité am mu ngi nekk ci ne dafay law bu gaaw mais bu lawee bu gaaw ci biir xale yi dëkk ak seen ay maam xëy dëkk ak ay nit ñu feebar xëy dëkk ak nit ñoo xam ne dañoo nekk en état de grossesse mooy ay jigéen yu warul mais kon mun nañ wax ne Omicron garaaw na donc foofu rek lañ koy seete donc loo gis dañ koy natt def ko ci logique donc ñun Omicron ñun fii Sénégal man nee naa dañu jàpp ne am na gravité ci naka pas si ne mu ngi joxe ay cas grave loolu tamit ay recherche ñu ngi koy xool waxuñu ne également mi ngi rey ci dëkk yi nga xamante parce que depuis le 3 décembre gis nañ 38 pays mooy ne fanweer ak juróom-ñett dëkk am nañ ko mais dama bëggoon ñu xam ne gravité moom ñu ni ko waxee ñun ci comité national de gestion des épidémies mooy ne comme lawaay bi dafa gaaw ñu ngi ci ñetti cas ak ni ñuy dëkkee ak ni dugg bee génn bi demee fii ci àddina bi jàpp nañ ne bu bëree torop dana dem ci ñi nga xamante ne dañoo am comorbidité mooy dañoo am feebar yoo xam ne dañoo dëkkaaleeg moom ay feebar yu dërkiis dina dem ci ñi nga xam ne dañoo màggat nag du ma wax ne feebar la waaye wax dëgg yàlla bëri na feebar yu mu àndal mais également dina dem ci ñi nga xamante ne dañuy wax li ñuy wax ay couches vulnérables loolu daal laa bëggoon wax ne dalal xel yi ne tiitaluñu kenn jóguñu pour tiital kenn mais dama ne masque yi ministre de l'intérieur ñu ngi koy gërëm di ko sant ak équipe am nee na balaa lii di am gis nga ne Sénégal dañu avant-gardiste nee na nañu fexe ba masque yi di ko sol parce que arrêté bi fi tegoon ñetti weer ba mu jeexee daf ko yokkaat nañu wàññi rassemblement yi ne Sénégalais nag wàññi rassemblement lu xaw a jafe la mais wax nañ ko bu fekkee dañ nekk ci séminaire à commencer par moi xëy na danaa namm sama xarit bi nga xamante ne maa ngi moom ñoo jàngandoo woon fii faculté de médecine mais nañu soriato nañu nuyoo nii nañu nuyoo bu ñu neex mais accolade yi moom gis naa temps yi commencé waat nañ ko nañu ko bàyyi. gis na ne bu ñuy lekk itam foog ñu dindi masque bi parce que masque bi amul trou mais bu boobaa intervalle bi du rëy te wax nañ ne aussi dem naa ci benn dëkk boo xam ne léegi képp kuy lekk ci séminaire ci espace aéré ngay nekk mais day ubbeeku. ma mujjanteel mooy vaccination bi ñëpp jàpp nañ ne ñàkku bi moom lañ fi gisagum am na nag ñu ne Omicron bi ñëw na ñëwin boo xamante ne day wàññi ñàkk bi waaye day wàññi ñàkk bi waxul ne dafa seeyal li ñàkk bi def donc nañu dolli li nga xamante ne ñàkkooguñu ne ñàkku ji ñu ñàkku benn dose te waruñoo ñàkku benn dose war nañ tollanti troisième dose bi ñu ngi ñu koy laaj mais Sénégal dafa am ci lu mu bindoo am nañu wax comité de vaccin et de vaccination yi nga xamante ne professeur Anta Tall Dia moo ko jiite ak ay kàngam Sénégal nag macha allah dañu am ay kàngam ñu ngi si bu nekkul Covid ñu ngi si bu Covid jegee dinañ ci continuer di nekk ñoom ñu koy seetal naka la ñuy def ba def troisième dose parce que troisième dose man su fekkee damaa vacciné wu Sinopharm est-ce que damaa war a jëlaat AstraZeneca est-ce que dama war a jëlaat Johnson & Johnson loolu yëpp dafa am fu ñu ko teg ci ay fànn yu leer. est-ce que fi mu nekk nii vaccin yi macha allah am nañ ko est-ce que dañuy wàccee âge bi nga xam ne ñun fukki at ak juróom-ñett la ñuy wax wala si laa dañu koy bàyyi na mu meloon loolu tamit ñoom ñu ngi siy jàppale. parce que nag feebar boo xamante ne xamuñoo moom ak ñun fan la ñu jëm
il faut ñu def ndànk waruñoo génne lépp lu ñu am comme xeexukaay donc loolu laa bëggoon wax tey Sénégalais yi di wax ne feebar baa ngi fi son excellence le président de la République da koy wax suñu ministre de la santé keroog vote budget assemblée nationale wax na ko budget santé ñu ngi gërëm ñëpp bu ma fàtte parlementaires yi bu ma fàtte collectivités territoriales yi bàjjanu gox yi relais yi communautaires yi yéen waa presse bi parce que li may faral di wax mën nañ toog fii di wax fii ba suba mais su ngeen ko jàllalewul ak na ngeen ko war a jàllale donc du sotti donc comité national de gestion des épidémies ma waxaat encore une fois metti na trop nag ça fait 2 ans yoo xamante ne tooguñu mais li tubaab bi wax c'est pour la bonne cause dafay nekk ne li ñu def dañu fee teg am na yeneen sénégalais ñu fi mënoon teg mais li ñu war rek mooy ñu gën a ànd di dóorandoo di xàccandoo di dóorandoo et yaakaar naa ne Covid bi même su fi jógewul parce que feebar yu bari jógewuñu fii ñu ngi fi toog ak ñun sibiru ba ngay fi toog mais du faagagal li nga xamante ne war nañ ko mën a faagagal donc maa ngi leen di gërëm di leen di sant